أيها الإخوة الأعزاء، إنه لشرف عظيم بالنسبة لي وبالنسبة لكافة أسرة الشيخ عبد الأحد أن أقدم تحياتي إلى فضيلة سرين مامور مكة والوفد المرافق لسيادته بمناسبة هذا الاحتفال الديني الكبير الذي إن دل على شيء فإنما يدل على توحيد المسلمين بصفة عامة والجالية السنغالية بصفة خاصة بغض النظر عن الانتماءات المذهبية أو الطائفية، وذلك اقتفاء لآثار الوالد البر النبي ألا وهو مولانا الشيخ محمد المرتضى مكي. وهذا الأخير قد بذل ما بذل من مجهودات مضنية بل النفس والنفيس لتحقيق هذه الأمنية الغالية التي كانت عزيزة عليه. وما أدراك ما هذه الأمنية إن هي إلا توسيع رقعة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ لأنه كان يعرف تمام المعرفة أن الإسلام كيان واحد وجسد واحد لا بد أن نفعل كل ما نستطيع للحفاظ على وحدته وتماسكه. وأخيرا ليس آخرا، فلا أملك سوى أن أجدد تشكراتي إلى هذه الجمعية أو هذا الاتحاد المنسق لفعاليات هذه الجلسة الثقافية والإسلامية، والتي من أهدافها نشر الثقافة الإسلامية تحت مظلة المريدية أو بعبارة أخرى عبر الطريقة المريدية. سيدي ماغي جيغلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñi ngi nuyu bokk yi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi Sëriñ Mamour Mbacke comme ni ma ko waxe woon démb. ñu ngi lay jottali nuyoo sa mag sa xarit di sëñ Sidi Mbacke waaw dafa tudd waaw bàyyil ma kii waaw ma yokk ko waaw maa ngi lay jottali nuyoo sa xarit sa mbokk bu sëriñ Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad mu wax ni bu ma ñëwee naa la wax ni la bég na lool ci yëg-yëg bii nga am ci sa diggante ak moom, ndax way juree ñoo seqoon ñu doxal ko doxal bu ma sëkk, waaye nee na yéen itam seq googu ngeen doxal ko yéen ñaar ba mu xam ko bu baax. ne loolu mi ngi la ci gërëm di la ci sant. man nag maa ngi ànd ak sëñ Modou Mamoun Mbacke ak sëñ Cheikh Bamba ak njabootu Cheikh Abdoul Ahad gi fi nekk yëpp, sunuy doom ak sunuy sët ñi ngi fi ngir ànd ak yow lii nga xam ne mooy bis bi comme ni ma koy waxoon démb rek. may wax ni nag sëñ Mourtala Mbacke misaal la ci jom, sëñ Mourtala Mbacke misaal la ci muñ, sëñ Mourtala Mbacke misaal la ci dëggu ci li nga xam ne moom la dëmmaloon. ma ci joxe misaal, man de 1986 am na dëkk buñ tasee ci Afrique. kero ba mu ñëwee moo fay ndoxu kër ga kero, ndax dayre ba dañoo nekkoon ci jafe-jafe booba. ba mu ñëwee la mu njëkk a def mooy fay facture kër ga. te taalibeem ba fa nekkoon nga xam ne moo nekkoon président dayre bi dafa defoon ku néew doole waaye ku amoon pas-pas. sëñ Mourtala teg ci woo benn taalibe bu mag ba mu ñëw mu ni ko bisu set na nga ñëw ma jox la juróomi junni yi ma lay jox nga def ko ci ngan gi ma dimbalee ko. te man booba maa ngi dal ci kër benn ku nekk ci ambassade bi
fekkit ñu bindal ko leetar mu war a gisee ak président ba ci jamono ya waaye lañ def dañoo dem xool président bi ndeke dafa war a tukki ci bis bi sëñ Mourtala war a demee ñu jox ko rendez-vous 9 heures waa ji nekk ci ambassade man moo ma ko nettali mu ni ma man de am naa lu ma metti ndax sëñ Mourtala yebal nañu ko fii te du gisee ak président bi ndax audience bi ñu ko defal président bi day dem balaa heure boobu nga xam ni ba mu ñëwee noonu la demee kon li ma bëgg wax foofu rek mooy ku daa dimbale taalibe yi la ku daa wéyal liggéey sëñ Tuubaa bi la kon dama ni bis bii mu am bu ko sëñ Tuubaa meññul woon it yàlloo na ko mérite la ci moom bis bi mérite la ci sëñ Mourtala bu ko sëñ Tuubaa meññul woon mérite la ci moom ndax joomam ji ma wax ak ngóoraam ak fulaam sëñ bi nag dafa wax ni mi ngi rafetlu sa diggante ak moom ndax li sëñ Abdou Lahad waxoon ni bu ngeen bokkee lu ngeen mënta séddoo da ngeen di rafetal seenu ànd ngeen man caa jariñu man caa jariñe kon loolu sëñ bi naan yaa ngi koy rafetal sa digg ak moom kon bañ a guddal ñu ngi lay siyaare di la sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin ibn abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima barke xaadimu rasul sëriñ Mamor Mbàkke maa ngi yëkkati suma kàddu ci tur ak ndigalul son excellence Macky Sall président de la République du Sénégal mu yebal ma ci bis bi nga xam ne bisu diine l'islam la di bisu yoonu murit boole ma ak Serigne Makhtar Diène bi may jóge Dakar ni ma bu ma ñëwee naa fi fekk consul général ak conseil yi ak ñi nga xam ne ñëpp dañ fi nekkal administration sénégalaise ma ñëwit fekk fi sunu rak sunu xarit sëñ Bassirou Khadim Awa Ba di xaritu président de la République ànd it ak koo xam ne seen doom la waaye di sunu xarit di ànd ak ñun ci lépp muy sëñ Saliou Mbacké bu El Hadji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou mu wax ni bis bii li tax mu tànn ma pour ma ñëw fii depuis mu nekk président assemblée nationale jaar ci opposition ba ñëwaat ci pouvoir bi man la fi doon yónni naam kër gi ñoo ko bokk sëñ Mamor El Hadj Aliou Lo Anta Walu sëñ Mourtala la yaakaar ci biir saalam ba la ko jël jébbal ko sëñ Touba Xaadimu Rasul bi mu génnee àdduna kon bu ma ñëwee fii fekk fi njabootu Xaadimu Rasul di wax ci turu président de la République dinaa fàttali loolu kon président nee na ñi nga xam ne ñooy say rak ak say doom njaboot gi ak tarixa yi nga xam ne teew nañ fii yépp ak ñi bokkul même ci diine l'islam ñëw fii mi ngi yëkkati nuyoom nga teg ko ci seen loxo jaarale ko ci xalif général des mourides sëñ Cheikh Sidi Mokhtar baayam yaakaaram sëriñam te muy ñaan yàlla yàggal ko fi te yàggal la fi président de la république wax na ne yow sëñ Mamor royukaay nga mi ngi topp say jéego ci biir réew mi ak bitim réew mi tool bi nga xam ne ci la sa wayjur wi nekkoon muy toolu lislaam mu jëlee ko ca sunu sang Cheikh Ahmadul Khadim tool boobu mbay mi nga ci bay mbay mu rafet la ginnaawam rafetlu na ko Sénégal rafetlu na ko te li nga xam ne ci ngay dox nee na xam na ne moom la waroon muy ci njàngale mi ak yar bi njaboot gi
waaye jël message boo xam ne da ngay wër àddina di ko tasaaroo ñëpp di ko jariñoo président de la république nee na am na yéene ci Sénégal benn bi ci mbay mi la jëm benn bi ci immigré yi la jëm loolu it bëgg na nga tasaare ko fépp foo jaar ba ñu xam ne loolu nekkul ay waxi politique waaye réalité la ndax xaalis bu am solo yëkkati na ko di ko tasaare ci réew yi jigéen ñi ñu bëree bëri jot nañ ci fonds yooyu te it biir Sénégal it am na projet yoo xam ne ni ko Cheikh Niang waxee ay projet porteur lañu muy ay ferme agricole yu am solo xam ne ay junniy nit mën nañ cee liggéey kon immigré yi war nañu xalaat loolu projet yi nga xam ne moom la ñuy def ñu bañ ko def projet individuel mais def ko ay PME def ko ay entreprise mbooloom immigré di ko bokk ñu jéem a développer Sénégal président de la république nee na yéen diaspora bi muy falu yéen a ko fal yéen a mobiliser ànd ak moom jàppale ko ba mu ñëw ci bopp réew mi kon du leen fàtte moo tax jël na ci ay ministre jël na ci ay ambassadeur jël na ci ay consul jël na ci ay conseiller loolu nee na du ko bàyyi leneen li dégradation mœurs yi muy jukko yu yàqu yi président nee na nga wax askan wi ñu xam fi ñu jógee ku roy ku mel ne Xaadimu Rasuul Alaaji Malick Sy ak Sidina Issa Laye ak ñu baax ñooñu nekk Sénégal nee na am na jukko boo xam ne waruloo ko yor président de la république mi ngi nuyu jamia bi Cheikh Niang sëñ Basirou Dia di nuyu jigéen ñi daayira Maam Jaara Ami Sam Oumy Gueye waaye rakkam xaritam ki ko bëgg lool di ko jàppale muy sa rakk ji nga xam ne toolu Serigne Touba bi mi ngi ci ànd ak yow muy soxna Astu Mbàkke Thierno kon président de la république nee na sa mbokku taalibe la waaye sa xarit la te daf la naw lii ngay defit daf ci bëgg a ànd ak yow jàppale la jàppale njabootu Sénégal pour njaboot gi génn ci coono yi ndax coono yi du Sénégal rek Nigéria ga ma nekk am nañ fa lu mat weer te pétrole foofa la samp tànkam mais pétrole amul courant amul te nit ñi ànd nañoo ak yar ak teggin ba régler problème bi kon autorité politique yi fi ne ci boor bu ñu bokk maa ngi leen di nuyu ci turu président de la république di leen sant di leen gërëm di leen tàllal loxo pour Sénégal Sénégal benn parti du ko defar Sénégal ñun ñëpp a koy defar bu ñu falee benn président na ñëpp àndandoo jàppale ko ba mandat bi jeex ñu doog a def leneen kon sëriñ bi maa ngi lay sant di la gërëm ci turu président de la république di yeesal sunu njëbbal ak sunu yaakaar ci Xaadimu Rasuul jërëjëfe Xaadimu Rasuul Murtada di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ci loxoom magam ju tedd ja sëñ Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér di ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci mbooloom mbokki boppam yi yu sant Mbàkke yu sant Buso xam naa nag kàddu gi dina jafe ndax su fekkee ne jamiya bi boole nañu seeni kàddu ak kàddu daayira yi fi daje ngir ma waxal leen ko dina diis ci man waaye nag wax ci sëriñ bi yomb na ñoo ngi wax ci turu jamiya bi nga xam ne mooy jamiyatu taawuni ala taatila wa rasuli yi ak mbooleem daayira yi nga xam ne ñoo ngi fii ci Italie te daje fii ci bis bi tey daayira Touba Veneto ñoom daje nañ fi te province yi nga xam ne ñoo ko seq muy Touba Verona sëñ Abdou Sarr jiite ko ak Touba Vicenza Pa Moussa Diouf tënk ko ak daayira bi nga xam ne ni mooy daayira Padoa sëñ Cheikh Lo nekk ca bopp ba ak daayira bi nga xam ne mooy daayira Mestre ak Vicenza te sëñ Massaer Diané nekk ca bopp ba ak daayira yi nga xam ne daje nañu fi muy waa Genova
ak daayira bi nga xam ne nii mooy waa Bolzano ak waa Trento ci njiital sëñ Cheikh Fall ak daayira bi nga xam ne nii ñoom ñoo jógee ba dëkk bi ca frontière France bi muy Saremo daje nañu fi. lii nag boo gisee li ko waral mooy dañoo am mbébét bi mooy mbooleem daayira yi nga xam ne dañoo nekk fii ci Italie dañoo amul benn bis boo xam ne gën naa màgg bis bii di 8 juin ginnaaw màggalu Tuuba te bis bu mel nii dëkk ba nga xam ne nii fa la Sëriñ Tuuba liggéey ba wàcc waaxum Ndakaaru bële dégguma benn institution boo xam ne ne muy national muy régional muy communal décrété nañu lenn ngir jëmmale ko retour boobu nga xam ne Sëriñ Tuubaa def na ko ndax moom sàkkuwul bis ndax bis bi nga xam ne nii moom la ñu sant ko yàlla doy na sëkk kenn mënu ko wutal bis bopp bis booba waaye nag da doon jaadu ci réew mu demee noonu koo xam ne nii dafa ñëw sigil der bu ñuul bépp africain mu sigal la bisam booba waroon nañ koo mandargaal ca Sénégal ci wàllu institution kon nag buñ ko amee fii ci Europe ñu décrété ko fii ci Pontevico bis bi bu ñëwetee Italie war naa yëngu ba ñëpp xam ne bisu Sëriñ Tuubaa ñëw na kon moo tax bis bi ñuy sàkku bu ñëwetee na nga xam ne noonu lañ ko daan defee suñu xel rek dem ca Cremona ñuy sàkku mbooleem daayira yi nga xam ne dañoo nekk ci Italie ñu booloo takkoo taxaw bis bi ba bis bi jàll bu ko defee nag loola du yàq dara ci siyaar yi nga xam ne nii mooy tournée bi xam ne sëñ Maam Moor Mbàkke da koy def ndax tournée yooyu day bu ñu sayoon dëkk yi nga xam ne sax xañ na awaguñu doolay di ko def ñu fexe ba man di dajaloo lu mat ñett wala ñeenti dëkk sëñ bi dafa ñëw ndax ginnaaw cër bi nga xam ne am na ko ci Sëriñ Tuubaa wàllu diplomatie incha allah yàlla may na ko ci macha allah ba dëkk boo xam ne dem na fa ba jànkoontoog seeni autorité buñ la bañoon dinañ la bëgg buñ la doon xoole benn bët dinañ la xoole ñaari bët kon nag loolu ci wàllu gu ritaxal bu gënee bari ci lay gën a baax waaye loolu dafa jotuwul ak dara ak bis bi nga xam ne mooy 8 juin di bis boo xam ne jàmbaari fakki tëdd ja muy sëñ Mourou Tada Mbacke moo ko ñaanoon te ba mu koy ñaan kenn sàkkuwu ko ci moom te bu ko sàkku woon Rome ñu may ko ko bu ko sàkku woon Milan ñu may ko fu mu ko sàkku ci àdduna ñu may ko ndax doomu Sëriñ Tuubaa du bëgg lu mu amul kon nag bis boobu la ñuy woote te am nañu ñun gëm-gëm am yëg-yëg ne maanaam 8 juin bii li nga xam ne moo ñu nga xam ne seetaana fa la ñu galgal muy booloo gi ñu war a booloo doon wenn say 8 juin bi am naa gëm-gëm ne ci la fédération nationale di juddoo kon nag ñoo ngi woo mbooleem daayir bu nekk Italie di leen xamal ne bu déwénee nañu bokk ñun ñëpp taxawu bis bi bu àggee tournée ba nañ ko daan doxale bu mënee yokk sax ba ci dëkk yi nga xam ne nii xaj na sëñ bi daaw foon àgg ndaam dina metti ci moom ñu fexe mu àgg fa kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di sant sëriñ bi te di ko masoo coono te di sant bu baax nag waa fédération Brescia gi ci 25 bi nga xam ne defoon nañ ko fee ca Veneto ndax loolu mooy wane ne ñoom day wax dëgg yàlla xam nañ ne mbir mi sëñ bi fi joxoñ waaye moomuñu ko ndax jël nañu ko indi ko Veneto defee ko fa ndax lu war a mat fukki kaar fees dell ak oto yoo xam ne mënuñu koo lim dajaloo ñëw mobiliser ñëw ci benn dëkk kon xam nga ne ñooña buñ ko ne woon ne France la it fa la ñu noonu bu ko sëñ bi joxoon it fa lañ jëm kon nag ñoo ngi leen di gërëm te di sàkku mboolem daayira yu nekk ci tey la ñu ànd nekk benn ndax ñun kat suñu cat mooy ñàkk a booloo rek bu ñu booloo doon benn day lépp lu ñu bëgg dinañ ko man te saa wu ndigal jotee bu ñëwee fekk ñu pare te bu njëgalee ñu daanu ko kon nag ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te baalu àq ci kaddu yi lu ci dëng rek ngeen xam ne man la ak ñàkk gee tàmmi gi ak ñàkk a mën a wax ci mbooloo waaye lañ ma sont ma wax ko gën naa rafet gën naa jotale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Vi porto il saluto del questore della provincia di Brescia e complimenti a tutti quanti voi per l'organizzazione di questo momento molto speciale, quindi un saluto particolare a tutte le autorità religiose, spirituali, politiche e civili che sono intervenute.
Ho apprezzato molto il discorso di tutti quanti gli oratori che mi hanno preceduto, ma soprattutto delle ragazze che hanno fatto riferimento sicuramente alla convivenza e anche all'integrazione. Per quel che riguarda la questura è molto importante avere un dialogo aperto e continuo con tutte le comunità straniere, sicuramente perché dovete porci quelle che sono le indicazioni per poter migliorare e per poter corrispondere più favorevolmente alle vostre istanze, alle vostre esigenze. Il nostro impegno è massimo ed è rivolto a questo scopo, soprattutto per cercare di costruire un futuro insieme, un futuro migliore che possa essere prosperoso per tutti quanti. Grazie di nuovo a tutti quanti voi, buon festeggiamento e grazie ancora per l'invito. Grazie mille, wax na kàddu yu rafet doole tàllal loxo askan wi te xam ne nit bu ñu bokkee lu ñu bokk te mënuñu ko séddoo faaw ñu waxtaan ci te ñoom bu ñu fi nekkee di liggéey immigré yi ñoo leen fi bàyyi kon bu fi immigré yi nekkul dootuñu fi nekk ndax loolu mooy seen liggéey moo tax abbiamo voluto premiarla un atto di riconoscimento che le sarà consegnato da Serigne Mamor, una persona che è sempre con noi in ogni evento, ad ogni momento. Grazie ancora una volta. Prego. Grazie a voi per questo invito che ci avete riproposto per quest'anno. Un saluto a tutti voi, un saluto alla vostra guida spirituale che oggi è qui presente con voi. È sempre emozionante parlare davanti a tante persone, ma soprattutto alla vostra comunità, che ho il piacere di conoscere anche molto bene, operando quotidianamente con Fal Mustafa, con Nyan, che operano con noi e perciò ci fanno anche capire quanto questa comunità operi non rivendicando assistenza, ma praticando le relazioni, praticando la convivenza, il tema che oggi viene proposto. E io credo che anche noi abbiamo bisogno di queste testimonianze. Abbiamo bisogno di fare più comunità, perché la crisi ci sta dividendo. La crisi sta mettendo in difficoltà molte persone e allora noi dobbiamo trovare la capacità di stare in comunità per dare la risposta migliore e voi questo segnale ce lo state dando, ce lo state offrendo. In questi anni io ho partecipato spesso a questo vostro momento e non è una ripetizione perché ogni anno viene rinnovato questo impegno con i valori della pace e della fraternità, che non sono solo parole vuote, ma sono parole praticate nella quotidianità. Come sindacato noi siamo vicini tutti i giorni ai problemi degli italiani e degli stranieri, anche se spesso magari qualcuno dice in modo un po' strumentale che siamo più vicini agli stranieri che agli italiani. Noi siamo più vicini a quei soggetti più deboli che nella società hanno bisogno di sostegno, senza distinzione di razza, di religione, di nazionalità. Ed è naturale che in una situazione di crisi noi offriamo la nostra esperienza, la nostra vicinanza a chi è meno protetto e lo straniero è meno protetto. La crisi non è finita. Anche se ci dicono che qualche segnale positivo c'è, ed è giusto apprezzare qualche segnale positivo che c'è, ma questo non ci deve far trascurare i tanti che sono ancora a disagio perché non hanno il posto di lavoro e magari rischiano pure di perdere il diritto a stare nel nostro paese perché perdono il posto di lavoro. E noi qua dobbiamo cambiare le regole. Noi non dobbiamo praticare gli obiettivi infrangendo le regole. Noi condividiamo quello che sta alla base della vostra religione, questo messaggio di pace. diggante bu rafet bi am ci diggante ñoom ñi nga xam ne ñooy syndicat yi di défendre ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi léeg-léeg sax ñu leen waa réew mi ni leen sax doomi réew mi seen mbokk yi ni leen yéen da ngeen a gënale
ñi nga xam ne ñooy travailleurs étrangers yi que ñun ñoom ngeen di gën a favoriser ñoom ngeen di gën a lijjanti waaye dañoo jàpp ñoom ne ku bàyyi am réewam ñëw ci sam réew lépp lu mu bëgg te yoon aayiw ko war nga ko caa mën a jàppale war nga ko caa mën a dimbali ndax mënoon naa demeen te demu fa te fii la ñëw kon loolu ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm nee na mi ngi sant xale yi nga xam ne ëllëg ñooy futuru réew mi nga xamante dañoo dem ci ñaari ci la ñu bokk doon ay sénégalaises doon ay italiennes te def discours boo xam ne képp ko xamul woon sëriñ bi ak jaaram bi nga dégloo discours bi xame nga ko ca kon mi ngi leen di sant di leen gërëm. Ringrazio per l'invito che è stato rivolto anche quest'anno al Vescovo e che poi ecco mi onoro e ho anche il piacere di rappresentare in questo momento. Il Vescovo Luciano saluta tutti, dice la sua vicinanza e anche col suo cuore molto disponibile l'accoglienza a tanti fratelli e tante sorelle che vivono ormai insieme a noi. Il tema di questa giornata è la convivenza. Leggevo che ci sono stati indicati un po' i punti fermi della spiritualità Murid, così come il capo spirituale e il fondatore di questa associazione o confraternita l'ha voluto, partendo proprio dalla preghiera, dalla solidarietà, dal lavoro sodo, dalla fraternità. E tutto questo si diceva per orientare verso Allah, verso Dio. Quindi il vostro capo spirituale vi ha voluto indicare un cammino per raggiungere Dio, per essere sempre più in comunione con Lui, per essere in amicizia profonda con il Signore e sentirlo. Credo che nell'ambito della convivenza sia importante questo, che voi l'abbiate chiaro per poterlo dire a noi con la vostra vita, con il vostro stile, con il vostro modo di comportarvi, per risvegliare anche noi credenti in Dio attraverso Gesù Cristo, risvegliare anche in noi questo cammino spirituale per arrivare a Dio, a quell'unico Dio che ci unisce, che raggiungiamo per strade diverse, ma che è l'unica meta ed è verso il quale noi preghiamo. E quel lavorare sodo mi piace interpretarlo in due modi. Sicuramente è il lavoro umano, ma anche quel lavorare sodo attraverso la preghiera affinché il nostro spirito cresca sempre di più. li nga xam ne wax na ko mooy lu am solo la mooy diine moom li ko tax mu jóg mooy orienté doomu aadama teg ko ci aw yoon. ñun nag yàlla def na nu bari leen ñu nuróole lool ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy njaboot Seydina Isa ak nun jullit bari nañ lool lu ñu nuróole mooy lan mooy respecté doomu aadama, dimbali koo xamante ni tële na, dimbali koo xam ne soxla na ndimbal, dimbali koo xam ne toll na ci jafe-jafe. nee na li ci am solo ñun ñëpp yàlla la ñuy wut. xëy na yoon yi ñuy jaar di wut yàlla jafe na waaye bu ñu àggee ba ca cabaanjaw la ci ñor rek mooy ñu am yàlla. am yàlla nag ci ñu koy amee mooy lan mooy bokk ndey bokk baay di waxtaan. wuute gi ñu wuute bu mu tee ñu mën a waxtaan bu mu tee ñu mën a toog mën a soppante ay xalaat ndax kat mën nañoo dëkk ne ci jàmm même bu ñu wuutee kon bu ñu yéenantee jàmm kenn ku nekk di waxtaan ak sa morom di mutaaranteeg moom li ñu bëgg danañ ko am ndax kat ñun am nañ tawféexi doon diine yi nga xamante ne ñoo bokk benn yàlla bi nga xamante ne moom la ñuy jaamu tey sàkku ndimbalam. nee na mi ngi sant xale yi ci seen discours bu rafet bi nee na ku leen dégg xam ne kat Brescia gi fi la ñu cosaanoo ndax accent bi ñuy wax sax accent bresciano typique la accent koo xam ne Brescia gi la juddoo kon loolu lu am la loo xam ne kenn mënatu koo dindi kon nee na mi ngi sant ñëpp di ànd ak yéen bis bi nga xam ne bisub ñaan la waaye bisub dajoo la ngir xalaat lu jëmale sunu nekkin ci jàmm ñun ñëpp. Grazie mille. Adesso, dopo queste bellissime parole di Don Claudio Zanardini, cedo la parola a signor Driss Enia della CGIL. La CGIL, la CIS, la UIL, tutti i sindacati che sono sempre ai fianchi dei lavoratori per tutelare i loro diritti, per proteggerli dalla... Che la pace sia con voi.
io oltre di portarvi il ringraziamento anche il saluto del mio segretario generale, dove avete indicato sia la presenza mia e anche la sua. Sono onorato 2 volte per rappresentare questa grande organizzazione CGIL. Questo è il vero simbolo di integrazione, come avevamo parlato i fratelli prima, che ognuno di noi può rappresentare questo Paese. E questo è una vera importante, che continuiamo anche a lavorare insieme con la nuova generazione. Noi siamo quelli che hanno vissuto, ma la nuova generazione sono il tipo che possono costruire insieme a loro paesani, dico cittadini italiani insieme. Però un saluto a tutti voi che partecipate a questa festa. Voglio rinnovare il saluto anche alle autorità presenti, a Mammor, sì, al vicepresidente dell'Assemblea nazionale, al ministro, a tutte le autorità e anche a tutti gli amici italiani. nee na mi ngi yëkkati kàddoom di nuyu ñëpp ñi fi teew waaye nag di teg nuyoo bi ci loxol Serigne Mamor Mbacke mi kilifa jotaay bi di nuyu délégation bi président de la République yabal waaye di nuyu mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi teewal daayira Serigne Touba yi fépp fu ñu mën a ne ci réew mi. Benvenuti agli immigrati dell'Islam. mi ngi dalal jàmm immigré yi nga xam ne ñooy immigré yi diine l'islam. Non è una provocazione. nee na du ab tooñ de wala xolli goomu jàmbur déedéet. Però in Italia oggi possiamo dire benvenuti agli immigrati dell'Islam. waaye nee na tey jii ci Italie mën nañoo wax ñu ngi dalal jàmm immigré yi islam. Questo poi ci è facilitato se diamo i benvenuti ai senegalesi Murid. nee na kon loolu dañuy tari jóge rek buñ ko waxee mooy ñu dalal jàmm Sénégal yi nga xam ne ñoo bokk ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha di ay murid. Siamo fortunati a incontrare voi che avete nella vostra dottrina il lavoro e preghiera. nee na am nañ chance lool daje ak njabootu Serigne Touba gi nga xamante ne li leen seenu Serigne yar mooy ñaar yi mooy liggéey ak jaamu yàlla. Benvenuti quindi a quanti pregano e lavorano. nee na kon képp koo xam ne loolu Serigne Touba digle muy liggéey ak jaamu yàlla tënku nga ca mi ngi lay dalal jàmm ci barab bii. A quanti pregano, perché il dialogo interreligioso è un momento necessario per la integrazione che noi ricerchiamo anche in questi incontri. nee na kon kat ñaan dafa doon lu am solo ndax waxtaan ci diggante diine yi soxla nañu ko ci jotaay yu mel ni ndax ci la jàmm mën a jaare. Ho avuto quindi molto piacere che fosse presente anche il rappresentante della diocesi di Brescia. nee na bég na lool la koy firndeel mooy teewaay bi nga xam ne kii nga xam ne moo toogal wàllu kër labbe ci Brescia ñëw na fekke jotaay bi. Ma un altro caposaldo del muridismo è la non violenza. nee na leneen li nga xam ne Serigne Touba jàngal nañu ko te muy ñayu xare yi murid yi mooy non violence mooy bañ a bundu xata bañ a def musiba nekk ci jàmm rek te yéene ko ñëpp. Chi attribuisce all'Islam o identifica l'Islam con la violenza naturalmente commette un grave errore. nee na képp koo xam ne jël nga fitna ak xeex ak tuur deret taxale ko ak turu l'islam nee na def nga erreur bu rëy a rëy yaa ngi ci njuumte ak lëndëm bu rëy a rëy. Che persone che stati, che gruppi che si riferiscono all'Islam poi abbiano una forma di violenza, ma non è la religione che induce alla violenza. nee na kon ñëpp ñi nga xam ne dañoo doon ay waaso doon ay giir di wax ne kat ci turu l'islam la ñuy xeexe nee na déedéet loolu di dëgg xanaa kon dañu koy def ci turu seeni waaso waaye l'islam moom kenn du ko xeexal.
non è l'Islam che determina la violenza, ma sono altre le cause delle guerre. Dio non va alla guerra. nee na kon du l'islam mooy guerre waaye nit ñi ci seeni xalaat yu ñaaw ñooy guerre. Dio non va alla guerra. nee na ndax yàlla kat du jël nganaay mukk di dem ci xare. È possibile in questa nostra società mondiale che ci possa essere una giusta e a volte doverosa, direi necessaria difesa anche armata. nee na nag léeg-léeg du ñàkk nag nit war a jël ngànnaay nag fekk boppam aar boppam ci kaw bu ñu ko tooñee. Ma noi ammiriamo la vostra scelta morale di non violenza, tanto più impegnativa per voi in quanto può portare voi murid a delle ritorsioni. nee na kon bég na lool di rafetlu nun tànn gi nga xam ne tànn nañ ko nun murit muy bana def dox jàmm te bañ a indi len loo xam ne day fitnaal doomu aadama. E benvenuti a chi prega e chi lavora. kon ñu ngi dalal jàmm képp koo xam ne yaa ngi ñaan yàlla waaye képp koo xamante ni yaa ngi jóg di daani sa doole di liggéey. Ma il lavoro non c'è. È vero che è diminuito anche il lavoro, però i posti di lavoro, che pure sono diminuiti, sono spesso occupati da immigrati perché noi o i nostri figli non li vogliamo fare. nee na kat xëy na liggéey ñàkk na waaye liggéey li muy ñàkk ñi nga xam ne ñooy liggéey ñooy immigré yi ndax kat ñee na ñoom lu bari ci seeni doom yi ñun liggéey yi ñuy def comme ñoom nanguwuñu ko kon bu ñu ñàkkee liggéey daanaka ci ñoom la ndax yéen a la xasaayu liggéey bu ñu leen jox ngeen liggéey ngeen taal seen doole. In provincia di Brescia, non so che i dati sono attendibili, ma penso di sì, ci sono circa 150 o più immigrati. nee na xam ngeen ni province su Brescia bari na ay li nga xam ne mooy lim bi fi nekk ci ay immigré. E questi sono qui per lavorare e lavorano insieme con le loro famiglie. nee na ñooñu la lañ fi andi mooy liggéey ñi yàlla def ñu amub liggéey ña nga cay liggéey di liggéeyandoo ak ñi bëgg liggéey. È vero, in questa difficoltà di lavoro dobbiamo cercare altre prospettive. nee na kon bu fekkee jafe-jafe am na ci nit ñi mënuñoo am xëy nañu toog waxtaan xool nañu lañu koy mën a saafara. Dobbiamo incominciare anche noi a pensare a collaborazione con voi in Senegal. kon nag léegi bu fekkee dañoo ñëwoon ya Sénégal yi dañoo ñëw liggéey manqué kon nag nun war nañoo xool naka lañ la naan waxtaane naka lañ mën a définir ay projet yoo xamante ni képp ku ñibbi da nga mën cee liggéey ba dootoo soxla génn sam réew. Con tanti senegalesi che sono o sono passati in Italia, possiamo gettare le basi per queste nuove collaborazioni. nee na mbooloo mi xam ngeen ni li jaar ci Italie ci ay sénégalais léegi ñu ñibbi ñoo ñëpp ñu waxtaanee dajale seeni doole dajale seeni xam-xam du ñàkk ñu gis bunt boo xamante ni dana liggéey danañ ko mën a lijjanti te fële ca Sénégal. E vogliamo credere che anche questi nostri incontri abbiano determinato o favorito questa collaborazione futura. nee na kon faaw rek du ñàkk li nga xamante ni mooy ëllëg ñu waajal ko tey muy collaboration bu am solo boo xam ne ñun ñëpp noo koy seq. Anche in questi mesi qui a Brescia si vanno costituendo serie iniziative in questo senso, cui siamo chiamati a dare sostegno. nee na loolu tam xam ngeen ne waxu ko rek immigré yi waaye xam ngeen ni même fii ci Brescia ñu ngi toog di waxtaan di nas ak a nocci fexe ba mën a am loo xamante ni dana saafara ñàkk liggéey gi. E a questa futura prospettiva ci induce ancor più l'impegno delle istituzioni senegalesi, il governo e tutte le autorità senegalesi. Ma qui devo ricordare con forza l'impegno di Mame Mor Mbacké. nee na kon ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit war nañoo fexe ba waxtaan xool naka la ñu mën a fexe ba jokkaloo gi gën a am liggéey mën a am waaye nee na kon ci loolu mi ngi sant ak di ñaanal Serigne Mamor ci liggéey bu rëy bii nga xam ne mi ngi koy liggéeyal askan bi di ko liggéey ci wër àdduna bi yépp. L'impegno nella scuola di ogni ordine e grado. nee na liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy def ci toolub xam-xam jàng ak xamle. Lo sforzo
e dico il sogno, eccellenza, che sta facendo per l'università di Al-Azhar nelle vicinanze di Touba. nee na liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy def ci université Cheikh Ahmadou Bamba Al Azhar bi nekk ci Touba. Il centro di ricerca e sperimentazione agricola a St. Louis. nee na centre bi nga xam ne mi ngi koy waajal te mu jëm ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu tourisme nekk ci Saint-Louis te mu bokk ci li nga xam ne liggéey centre d'excellence yooyu la. L'impegno vostro nei trasporti e nelle strade. liggéey bi nga xam ne Serigne Mamor mi ngi koy def ngir jàppandal dem bi ak dikk bi ci wàllu transport bi. Abbiamo la speranza di partecipare anche noi a questo sviluppo. nee na ñoom tam bëgg nañoo dugal seen loxo ci développement boobu. Questi nostri incontri dell'8 giugno non hanno forse raggiunto molti risultati concreti. nee na kon nag daje bi ñu daje ci 8 giugno des na lool liggéey bi ñu ci war a def des na lool kon war nañoo tàmbali fexe ba saa yu ñu passé ñu am loo xam ne romb nañu ko muy lu taxaw. Ma certamente hanno continuato a tener viva la ricerca di integrazione. ñu continuer di waxtaan bu baax ngir duggante gi gën a yomb gën a jëm ca kanam. E intanto una nuova generazione si è fatta avanti. Abbiamo visto prima quelle ragazze. xam ngeen ne xale yii kon ñi fi jaar léegi loolu wane na rek ni am na beneen génération boo xam ne mi ngi ñëw te waaj nañ. Sono afro-italiane, italiane e africane. Non nee na sono... ñooñ ñaari nationalité la ñu am ay italien lañ ay africain lañ. È qualcosa di nuovo. nee na loolu lu bees la. E mi fermo qui, se no riempio la giornata. nee na fii la yem ndax li mu bëgg a wax lépp xaju ci bis bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Ma una cosa la voglio dire. Je suis sénégalais, je suis mouride. jërëjëf nee na moom day taxaw ndax bis bi bisu boppama moo tax cadeau bi ñuy jox Giovanni Mantelli bu CGIL moom moo koy joxe ci turu Sénégal. grazie ancora una volta. Voglio ringraziare Serim Mombakir. Lo voglio ringraziare perché nell'incontro che io ebbi come onore nel 2012 nel comune di Pontevico, io in quel momento, non conoscendolo, ma standole accanto, ebbi la percezione che l'uomo non era semplicemente una guida spirituale, ma era un uomo che col proprio cuore, col proprio coraggio, con la propria umiltà si metteva a servizio dei fratelli senegalesi. Grazie. kaddu yi daw na yaram lool nee na ñaari mbir rek lay wax ci tënk mooy sant ki nga xam ne moom la yàlla boole mu doon liggéey ak moom muy gàtta ci liggéey bu am solo ci kaddu yu am solo yi nga xam ne ànd na ak fit ak ngor wax ko ndax séeréel ki nga dëkkal lu rafet la mu jëf nee na loolu wàññiwu dara kon mi ngi ci sant gàtta ñaareel ba ci des mooy mu xamal mbokk yi ne intégration du mirage du loo xam ne nii dañuy yaakaar ne mënta ne nee na déedéet lu mën a nekk la bu kenn ku nekk yaakaar ne sa morom mën na laa jëriñ ñu ànd bokk ndey bokk baay lépp loo ba xam ne bëgg nañ ko ci jaxasoo ci ay askan jaxasoo ci dëkk ci jàmm loolu mën naa nekk kon nee na ñu xam ne société bii ñuy nekk waxi kese rek defatu ko faaw ñu boole ci jëf ji mooy li nga xam ne mooy mottali waxtaan yi nee na bi ko yàlla dimbalee ba 2012 mu njëkk a gis sëñ Mamor xam na ne jëmm ji nit la ko xam ne romb na rek doon kilifa diine waaye jëmm la joo xam ne li muy def lu mu bëgg la jëmm la joo xam ne li muy def lu nekk ci ab xolam la jëmm la joo xamante ni nii guddi ak bëccëg suba ngoon mi ngi liggéey ngir jariñ askanam mi ngi liggéey ngir jariñ communauté am di ko sant di ko gërëm te di ko ñaanal jërëjëf. Alayhi wa ala wa barakatuh. Grazie di questo invito anche a nome di Sheikh Yahya Pallavicini che non può essere qui e si scusa e mi ha chiesto di fare un piccolo discorso a voi per ricordare la nostra fratellanza in nome della luce, An-Nur al-Haq, davanti agli eredi di Sheikh Ahmadou Bamba, Sidi Mahamour e tutti i fratelli e le sorelle. Barakallah Fik.
La luce che voi portate in Occidente alla fine dei tempi, la luce profetica, la barakah Muhammadiyya. Noi anche siamo inseriti in una confraternita nobile come quella Muridiyya, che dipende da un altro sheikh, lo sheikh Ahmadou Bamba, suo fratello, lo sheikh Ahmed ibn Idris al-Fasi, radiallahu anhu. Noi tutti discendiamo però dal profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ed è in suo onore che siamo qui nella nascita, a celebrare la nascita lo sheikh Ahmadou Bamba. Cari fratelli e sorelle, Barakallah Fik, speriamo di lavorare insieme ancora come abbiamo sempre fatto, anche qui in Italia. La Coreis italiana lavora con voi, a fianco, stiamo lavorando in tanti ambiti, stiamo lavorando anche nel settore del halal in Italia e con me c'è una rappresentanza della società che si chiama Halal Italia, che lavora per voi e per le aziende italiane in vista di una vera integrazione mai dimentica di Dio, Allah subhanahu wa ta'ala, e del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La luce che mi hanno detto si chiama l'Er Allah. A presto inshallah, cari saluti e speriamo di vederci nella vita quotidiana di tutti i giorni. Buona festa e grazie di questo invito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Grazie fratello. moom dafa teewal nga xam ne mooy organisation islamique ñi nga xam ne italien lañu te yàlla def ñu bokk ci weneen yoon ñuy rafetlu jotaay bi di xam ne yoonu murid def nañ lu rëy ndax andi nañu leeru l'islam andi nañu leeru Cheikh Ahmadou Bamba ak barakam fii nga xam ne mooy Occident. kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñuy nuyoo ci turu ñi nga xam ne ñoo bokk ci yoonu ki nga xam ne mooy Seydi Idriss Ibn Farsi di borom xam-xam bu mag ñun ñëpp noo bokk fu nu jëm ñun ñëpp lu ñu bëgg mooy liggéeyal l'islam liggéey sallallahu alayhi wa sallam. nee na kon mi ngi sant bokk yëpp ci seen teewaay di leen gërëm di leen sant. Ringraziamo l'ex sindaco di Vobarno, signor Pansera, che ha avuto il piacere di visitare il nostro bel paese Senegal. Grazie sindaco per la sua presenza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ringraziamo innanzitutto Serigne Touba perché è grazie a lui che oggi siamo qui. Nu ngi yëgale suñu njàlbeen ginnaaw nuyoo bi sant Serigne Touba ndax tawfeexam moo tax tey ñu taxaw fii. Ringraziamo anche Serigne Murtada. ñu ngi delloo njukkal Cheikh Mouhamadoul Murtada. Ringraziamo tutti i presenti qui oggi. ñu ngi sant ak ñaanal ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi tey. E ringraziamo tanto di cuore Serigne Mamor per yeesal sunuy kàddu sant jëmale ko ci sunu sang bi di Serigne Mamor Mbacké. Per averci onorati ieri della sua presenza al nostro incontro della Daira Ansar. nee na gis nañu li muy xat-xat yi démb ñëw na ci daje bi nga xam ne waa Ansar muy mbooloo mi ma leen wax léegi dajal nañ ko nee na Serigne bi vraiment def na rafet ndax li muy xat-xat ñëw na ci ndaje moomee. È stato un vero privilegio e una grande emozione per tutti noi. nee na mu doon mbir mu am solo ci ñoom àgg ci seen xol lool di rëy mbir mu rëy ci ñoom. Io mi chiamo Francesca Agi Awa. nee na man maa ngi tudd Francesca Agi Awa. Sono italiana. Italien la. E sono fiera di far parte della Daira Ansar. nee na am naa mbégte lool bokk ci ñi nga xam ne ñooy Daira Ansar. Sebbene viviamo momenti difficili sia a livello sociale che religioso, nee na xam ngeen ne ñu ngi dund jamono ju metti ci wàllu lu jëm ci wàllu société bi waaye itam lu jëm ci wàllu diine. noi della Daira Ansar crediamo che vi sono solo 2 soluzioni a tutti questi problemi. nee na ñoom Ansar gëm nañ ne ñaari solution rek ñoo am pour saafara problème yi. Mam Cheikh Ibrahima Fall. Maam Cheikh Ibrahima Fall. E Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ak jëwriñam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. Le linee guida della Daira Ansar sono 2. nee na yoon yi nga xam ne ci la Daira Ansar tënku ñaar la. Unità e conoscenza. nee na booloo waaye tam taxaw ci sàkku xam-xam.
La Daira Ansar non è una daira per soli italiani. nee na daayira Ansar kat du mbooloo moo xam ne italien yi dong ñoo ko bokk. Non è una daira per soli senegalesi. nee na du daayira boo xam ne sénégalais yi dong ñoo ko moom. Non è una daira per soli francesi, inglesi, tedeschi. nee na du daayira boo xam ne benn waasu moo ko moom muy français wala anglais wala muy keneen. La Daira Ansar è una daira universale. nee na daayira Ansar daayira boo xam ne ni àdduna bépp ko bokk daayira bu universel la. Quindi chiunque ha voglia di lavorare nella daira per Serigne Touba è ben accolto. kon képp ku am volonté fa seen liggéeyal Serigne Touba ci ñun ñii soog a dugg ci diine ñu ngi lay ubbil bunt yi di la yaatal. Serigne Touba ha detto: verrò nelle vostre terre per parlare nelle vostre lingue. nee na Serigne Touba wax na ne danaa ñëw ci seeni suuf waxante ak yéen ci seeni kàllaama ci seeni langue. Nel Hassida Madlabu Shifai, Serigne Touba chiede ad Allah: porta conoscenza dove c'è ignoranza. E nee na ci xasida Madlabul Shifaa yi Serigne Touba mi ngi ñaan naan sunu borom na nga def xam-xam ci béréb bu réer yi wajal jamee wa mi ngi wax naan di wax ne xam-xam Serigne bi di ñaan ci Madlabul Shifaa yi ni xam-xam di ñaan xam-xam ci béréb bi nga xam ne réer na ñi dañoo réer. E porta generosità dove c'è miseria. nee na daal muy ñaan jàmm am foo xamante ne nii jàmm amu fa. E questo è quello che ci spinge a lavorare sempre per Serigne Touba. Questo è quello che ci spinge sempre a lavorare per Serigne nee na Touba. loolu mooy li nga xam ne moo ñuy pousse toujours pour ñu liggéeyal Serigne Touba. Ringraziamo di cuore l'impegno di Serigne Mamor che ha intrapreso il dialogo interreligioso. ñu ngi rafetlu ak di ñaanal Serigne Mamor ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mi ngi koy def muy tàllal loxo ñëpp te xam ne di islam diine jàmm la di suñu bokk ndey la ak bokk baay. Sappiamo quanto era importante per Serigne Touba l'insegnamento ai giovani. nee na xam nañu bu baax ni Serigne Touba ni ko jàngal ndaw ñore woon. E giornate come questa sono molto importanti per i musulmani. kon nag bis yu mel nii bis yu am solo la ngir islam bi yëpp. Vi ringrazio per l'ascolto e per la pazienza. nee na mi ngi leen di sant ci déglu bi di leen gërëm. Ringrazio tutte le autorità religiose e civili. nee na mi ngi sant kilifa diine yi fi toow ak kilifa adduna yi. Ringraziamo le forze dell'ordine. ñi ngi sant ñi nga xam ne ñooy takk der yi. E ringrazio tutti i fratelli e le sorelle della Daira Ansar. mi ngi sant tam ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkal liggéeyu Ansar bi ñuy góor di jigéen di mag di ndaw. Wa salaam alaikum rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf. Tutti, salam alaikum. mi ngi nuyu ñëpp di leen jaajëfal. Io sono molto onorato di essere qui oggi con tutta questa grande e incredibile comunità. nee na bég na lool ñëw fekk sinu tey ci bis bu rëy bi. Voglio ricordare una cosa. dafa am rek lu ma bëggoon a fàttali. Non dobbiamo essere uno strumento di chi ci vuole dividere. nanu fexe ba bu ñu may mukk ndam bu ñu may mukk doole koo xam ne ni li nga xam ne mooy yitte mooy tàqale ñu. Non dobbiamo essere uno strumento dei signori della guerra, di chi porta l'odio e la distruzione dei popoli. nanu fexe ba bu ñu may ndam kenn koo xam ne li ko yitteel mooy tàqale askan yi noonu la leen ñuy rayante ci seen biir. Io sono orgoglioso di questo regalo che mi è stato fatto, di questa tunica. nee na bég na lool ci yére bi nga xam ne moom lañ ko jox moo tax tey mu sol ko ci bis bi. Perché le nostre comunità, dico nostre, nee na day wax suñu askan yi ñun ñii. condividiamo molti valori. dafa am lu bari lu nu boole lu nu dajale lu ñu nuróole. Il lavoro, la pace, liggéey jàmm, la fratellanza, bokk ndey bokk baay, il perdono, di baalante, il dialogo, di waxtaan, la convivenza, nekk ci jàmm dëkk ci jàmm, il confronto, di waxtaan di soppante xalaat, l'integrazione fexe ba jaxasoo, e la non violenza. waaye nag bañ a fittaalante bañ a rayante bañ a musibaalante. Quello che oggi sentiamo sull'ISIS non appartiene alle nostre comunità e alle nostre religioni. nee na tey li nga xam ne ñu ngi koy gis ci ISIS di ko gis ci télé bi nee na loolu yoonu sunu askan yi newu ci yoonu sunu diine yi newu ci. Sono solamente, e lo ripeto, i signori della guerra, dell'odio e delle violenze che ci vogliono portare a questa distruzione. nee na dañu doon nit ñoo xam ne li leen yëkkati mooy bañante bund xalaatante waaye defante lu ñaaw nee na kon ñooñu lépp la ñuy def bu ñu ki dugal sunu yoon newu ca.
Lo sapete che in Italia quest'anno ricorre il 100° anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. xam ngeen ne ren jii Italie mi ngi fàttaliku téeméeri at ginnaaw ba nga xam ne ci la Première Guerre mondiale tàmbalee. E io ricordo che è una guerra voluta dai signori della guerra, non dal popolo. nee na muy guerre boo xam ne ñi ko sàkku te bëgg ko mooy ñi nga xam ne guerre dong leen ñor ak musiba waaye nit ñi ci seen bopp bëgguñoo rayante ndax dund ñëpp ko bëgg. Quindi io vi prego, non siamo strumenti di questi signori. kon nan fexe ba képp koo xam ne nii bu nu xataal askan ak rayante moo la yëkkati ñu bañ leen a dooleel. Oggi il momento per tutti è difficile. nee na xam na ni fi ne ñu ngi dund jamono ju metti. Ma lo possiamo superare se ognuno di noi fa la sua parte. nee na waaye mën nañ koo romb mën nañoo fexe ba jafe-jafe yépp bu kenn ku nekk la nga war a def ci saafara ko nga andi sa saafara bu ñu ko bari ñun ñëpp danañu mën a saafara jafe-jafe yooyu. Ecco, io voglio per chiudere ricordare questo. nee na maa ngi jeexal rek di leen fàttale lii. Il nostro più insidioso nemico siamo noi stessi. nee na kon noon bi gën a yées ci ñun noon bi gën a doy waar ñu war a xeex ak mooy suñu jëmmi bopp yi. La nostra inerzia e la nostra passività. nee na xoole gi ñuy xoole ak yaccaaral gi ñuy yaccaaral. Il peggiore dei crimini è la rassegnazione. nee na li yées ci maanaam mën a bul xaalatal nit li yées ci kii mooy lan mooy ni koo xam ne dafa banque ay loxoom rek jéemul dara fasut fecciwut. Far credere agli altri che ogni azione per cambiare è inutile. fexe ba nit ñi gëm ni kat loo def ngir changer mbir yi du jariñ dara rek nga taxaw rek ni yàcc rek bot say loxo. Io dico solo questo, che uniti e assieme dobbiamo lavorare per un risveglio spirituale sincero e profondo. nee na gëm na ne bu ñu àndee bokk ndey bokk baay mën na noo àgg foo xamante ni kenn yaakaaroon mi ngi leen di sant di leen gërëm. Grazie. Ambassadeur de l'islam, le défenseur des immigrés, l'artisan infatigable du dialogue interreligieux. ki doon Cheikh Mouhamadoul Mourtada doon ko. Mbàkke lu fi Cheikh Mouhamadoul Mourtada bàyyi woon sàmm nga ko. mu réer. Amérique nooy na sa wajuru Cheikh Mouhamadoul Mourtada. Europe nooy na sa wajuru Cheikh Mouhamadoul Mourtada. Afrique nooy na sa wajuru Cheikh Mouhamadoul Mourtada waaye balis bu sëñ Mbàkke Maram gàcce ngalaam. université bi taxaw na Serigne Mamor. l'hôte du souverain pontife Serigne Mamor. les centres d'excellence Serigne Mamor wax naa la démb ca Paris. ne la balay sa réew mi bu seen pexe joon le pays de Faidherbe, le pays du général Leclerc a dit oui à l'appel pacifique du Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha borom amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafsahu fa man arada al khayra fi kilday fal yus bi balal bi sëñ Mbacké Maram. ndimbal ak jàmm ji nga yéene taalibe Serigne Touba yi dafa am cosaan. sa wayjuru jigéen soxna Ramalo wajuram Serigne Ndam Abdourahmane moo jaayante woon ak Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Moustapha bi mu liggéeyee Serigne Touba ba ab liggéeyam mat Serigne bi ne ko daa am ak njëg mu ne ko lan mooy njëg gi mu ne ko naafila kaamil alxuraan li des ci sa dund Serigne Ndam def na ko juróom fukki at ak ñaar kon bale sibri sëñ Mbacké Maram sa maam moo sooy murid yi moo nu jot ci sawara. soxna Ramalo Serigne Ndam Abdourahmane Madul Awa Jama Masamba Soxna Mataram Juga Ale Sénéba Gay Jaafuñ Ba Njaay Sénéba Gay Binta Sénéba Gay bala si buri Serigne Mbacké Maram Serigne Bamba sa maam moo ma def may sa paaka ñaari boor fa bëgg ma féete la fa. fekkoon na Cheikh Bamba fekkoon na Cheikh Bamba defar na jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka fekkoon na Cheikh Bamba defar na jàkka fa penku quartier ga mu jublu Makka su quartier ga iliit Bamba dal di noddu ñuy ma mu kabar noon ya far ko gedd capitaine ba ñëw ne Bamba jàkka xew fi bul nu xatal sa jullikaay bi xaju fi quartier ga wëq ñëw tasaare jàkka ja njol Makka ñëw fa ne ko am nga maxaraja njol Makka wat na ko fay ajaayibu may ko ndigal mu taalifaat ma wa ibu ba mu bindee salli banaan wa sallim njol Makka tontul ko halal mukallim jibrilu tegtal ko waddu riyasim bur yàlla tampil ko jumaa yi boppam danga tabax yaari jumaay ci réew ma danga tabax yaari jumaay ci réew ma danga tabax yaari jumaay ci réew ma tele nga dal di dellu yeesal kéew ma danga tabax jumaa ju rëy fa Njurbel kenn du ko buddi
kenn du julli normal danga tabax jumaa ju mag fa Tuuba te léegi dem Daaru Salaam ak Tuuba wajal bina iya bina anuuri la dam waxoon bam laata dem bu uuri jërëjëf bismillah bismillahi rahmaani rahim mbooloo mi dégloo ngir jëmmi Serigne Touba. bi baax na bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi am mbégte di bokkaat ak yéen bis bi di fukkeel yoon ak juróom benn di bisu lislaam boo xam ne mi ngi ko jaare ci Cheikh mi ngi jaar ci Cheikh Amadou Bamba te bu jaaree ci Cheikh Amadou Bamba kilifa yépp ñu ngi ci biir ñuy ndokkeel ñëpp di balu àq ñëpp di leen jot li nuyoo ak ñaan bu sëñ Sidi Mokhtar Mbacké di ndokkeel bu baax sëñ Modou Mbacké mii nga xam ne moo fi teewal sunu mag sunu kilifa sëñ Sidi Mbacké mi nga xam ne waajuru moo tedd wa moom lañ jagleel bés bi wax naa ne du lu ñuy séddale di ko sédd mbirum sëñ Touba kenn du ko séddale di ci sédd sëñ Abdou Lahad waaye day yëfam dafa tekk ne rek dañoo jublu woon ne ñu mel ne bés yi te wax naa ko démb wax naa ne bañ ko tàmbalee ñun ëpp na fanweeri at ci 1978 la woon wala 77 di jël mag kilifa yu baax yi di leen jagleel bés yi ngir mën leen cee jàngat wante ngir mën leen cee wone ba ndaw yi ak mag ñi sax man cee jëlee lu ñu jariñoo ba faw kon sëriñ bi waxoon naa la ne nooy sa mag waaye jotaay bi yaay kilifa gi ndax yaa fi teewal sunu kilifa te du lu ñu seddale wante day lu ngeen moom kon ñu ngi lay ci ndokkeel di ñaan nga jottali nuyu sunu cant sëñ Sidi Mbacké ngir bañ a guddal ndax am na lu bari luñ ci waxoon démb ak ni ngeen ko waxee ñu ngi nuyu bu baax jamiya bi nga xam ne sëñ Cheikh Niang moo ko jiite te bokk ko ak mag ñépp nag sëñ Bachirou Diañoom ak sëñ Fallou Mbacké wante mbooloo mi mépp ñoo bokk liggéey bi boole ci it ñi nga xam ne ñoo bokk réew mi ndax dëkk yépp ñi ngi fi ni ngeen ko waxee lu am solo la bés bi bésu lislaam la bu ñëwee ñëpp ànd màggal ko bu ñu noppee kenn ku nekk barab ba nga nekk ñu dem fa loolu defe ngeen ko noonu wax dëgg yàlla wóor na ma ne bu fekkonte ne yëf yi du boroom te yet du yàlla kon nëga ni waxatuñ ko waaye saa buñ fi ñëwee rek fekk fi lu ëpp lañ fi daan fekk may wax na ñu itam li ñu ci boole mooy li leen ci boole rek wóor na ma ne saa buñ ci raxee dara wala ñu defe ne dara lañ ci rek boobaa dana ci feeñ ndax xawma jan jamono la nit mën a nëbbu yàlla loolu waxin la rek waaye nekkatul léegi lu nit di def rek booy boo nga teylu ko bu baax rawatina nag nga jaar ko ci sëñ Touba ndax dafa mel ne mbiram moo ko liggéey ba am ngërëmul yàlla wëlbatiku ku ne mu dugal la ci te muy lu jafe nag yàlla daram yombul wante nag di ko sàmmal boppam defe naa mus cee dañ waaye léeg-léeg mu mel ne da koo gën a feddli moo tax lu ci nit di def rek na sell yàlla tax
la nga cay defit nga xam ko bu baax kon loolu wane na seen jëf ak wane na seen pas-pas ndax ba mu tàmbalee ba léegi saa bu ñëwee rek dafay gën a yokk ñu nuyu bu baati daayira yi nga xam ne ñoo jóge ci dëkk yi ni ma ko waxe sànq wante daayira yi nga xam ne itam mooy daayira Maam Jaara yi te soxna Oumy Gueye ak soxna Ami ñoom jiite ko te ñoom itam seen bés nekkoon démb ñu waxtaan fa waxtaan yu bare di gërëm bu baax di nuyu kilifa yi fi ñëwoon sànq xam ngeen ne kilifa yi fi jaar dépp muy église bi ca suba demoon nañ fële waxtaan fa waxtaan yoo xam ne ñoom ñëpp teewoon nañ fa ci wàllu diine fi diine toll nga xam ne fi lislaam toll nga xam ne lislaam ku ne xam na ne moom fam toll rek la toll ndax yàlla moo ko wàcceel lu jariñ rek la waaye fi ko doomu aadama di yóbbu léeg-léeg mooy ba mu ci di ci dugal yëfi boppam ba mu mel ne waxtu wu ne day am lislaam yi tey ak lislaam yi démb loolu lépp waxtaan nañ ci préfet ba tamit ñëwoon na fa questora ak ñi nga xam ne yëpp dem nañ fa te lañ fa doon wut yëpp mooy waxtaan ak loo xam ne dina tax suñu diggante ak ñoom loolu lépp def nañ ko ci suba ak démb kon tey dafa mel ne li amoon solo rek mooy dajawaat bi xëy na nag niñ ko waxee waxtaan bi xëy na du mën a gudd di nuyu bu baax it ñi nga xam ne ñëpp ñooy kilifa fi teew tàmbalee ko ci ni ko Moustapha Cissé waxee di vice président de l'Assemblée nationale teewal fi président de la République ñi ngi koy nuyu bu baax ni mu ko waxee bañ ko tàmbalee ba léegi at bu jot mu ñëw fi kon bu ko fi yabalee kon loolu kon xam na ne loolu am na fi barab bu baax di nuyu sëñ Matar Diagne mi mu àndal moom itam sunu rakk la ak son excellence bi nga xam ne mooy excellence mooy soxna Roqaya ak ki nga xam ne mooy mooy ministre bi fi ñëwoon démb di Farba nga xam ne président moo ko yabaloon di nuyu yi tamit bu baax ki nga xam ne moom la fi délégation ñi fi ñëw ci jóge ci ay parti politique ku mel ne soxna Aïda Mbodj ak ki nga xam ne mooy Pape Diop teewal fi Idrissa Seck ak mboolem ak Ngouda Kandji ak mboolem daal ñi nga xam ne teew nañ fi xëy na amuñu liste bi duñ mën a lim waaye ñëpp gis nañ leen di fàttali rek di leen xamal ne fii ngeen nekk dañ koy wax di ko waxaat rek mooy li ngeen fi représenté wane ngeen ko ndax kilifa yi fi teew it fàttewuma ci kenn mooy sama mbokk yi fi nekk yépp nga xam ne ñii samay doom lañu ñii di samay rakk ñii di samay bokk kàddu gii tamit nun ñëpp dañ koy waxaale ci ñoom ñoo ko bokk muy boroom xam-xam yi fi nekkoon di def conférence yi ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ci seen taxawaay di xam ne ne li ma ko waxe mooy bés bi lislaam la ndamul lislaam la ndamul lislaam la ndax wax naa ne sëñ Murtada sëñ Touba rek sëñ Touba yonent bi yàlla moo ko yónni woon te yàlla mooy yàlla dara lépp moo ko moom te lépp yërmandeem rek moo ne moo nekk ci noonu kon nag bis bi su ñëwee fii ñu defe ko ci réew yoo xam ne réew yu tubaab la te saa buñ ko fi defee duñ lu ci yàqal dara yaatal ñu duñ lu ci xatal lépp luñ bëgg a wax ak luñ bëgg a def ñu def ko fii te may wax ne Italie fi nu toll ci àdduna bi damay wax ni crise xëy na crise ak violence afa am nuñ ko firee noo xam ne dafa gàtt mooy ak ñàkk wala bu jamee na ab jafe-jafe bu amee jafe-jafe violence mooy def lu dul noona nga def ko sa bokk wante damay defe ne crise bi gën a am solo fii nu toll mooy ñi nga xam ne dañoo jóge ci seeni réew nga di ñëw fekk si la wala jub sam réew mu jaral la lu ne te Italie bokkul ci loolu ku ne xam na ni Italie lii muy def réew yu ni colonisé woon sax fu mel ne France sax am na loo xam ne mënu ko réew yu ci bari soo fa duggee tey ñu di la xatal di jàmbat ba Italie gi sax xatal nañ ko ci lii mu def kon loolu dafa mel ne kon adduna bi ba léegi des na lu baree bare parce que crise du am rek am yàlla la
nit ki saa bu nekk rek mën na ci jóge waaye Christ nag weesuwul ay valeur ay jikko yoo xam ne su nit ki ñëwee ci yow nga tane ko ci alal nga tane ko ci doole nga tane ko ci man-man nga gën koo xatal pour wan ko ne ko loola xajoo ci kooku mooy Christu nit kon nag yàlla kon nag ñu xam ne Italie gii li fi humanisme amu ko ci yeneen dëkk te loolu mën nay wax bu baax violence tamit dañuy defe ne ni ko sëñ Touba doon waxoon na ko ina ujahidu bil ulumi wal huda wa bit tuqa abdan xadiman wal muhaymin shahid loolu teel na ko wax ci 19e siècle la waxoon loolu boobu slogan boobu nga xam ne moom la teeloon wax teeloon na ko leeral wante violence dëgg-dëgg yi fii ñu toll tamit nekkatul di rayante lii nga xam ne xaw na ci pays yi dëkk yi loolu dafa mel ne ak wéradi la ci nit wala ak désordre maanaam dafa mel ne fawda la ci àdduna bi ndax bu ñu mënee gën dégg dëkku lislaam ñoo xam ne dañ ne ay jullit lañu di rayante di xeex te dara waralu ko bëgg a jël lislaam taafantaloo ko loolu kon dafa mel na nun ñi noo war a sowe lislaam ci turu sëñ Touba wante ci turu ñi sëñ Touba nekkaloon kon fii nu toll yéen a ko sowe bu leen ci am benn complexe ndax lislaam la yàlla moo nu ko baaxee ginnaaw bu mu génnee sunu maam aadama àjjana la nu jox tëralal ay feuille de route boo xam ne nee na ci ngeen di jaar bu ngeen bëggee dellu siwaat fa ngeen jóge woon kon loolu ñëpp a ko bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi yonent yi ñëw yëpp it loolu lañ doon leeral sallallahu alayhi wa sallam ñëw dajale lépp tënk ko leeral ko ñëpp mën koo jariñu kon loolu jeex na kon nag buñ amaatee ñoo xam ne ñoo laxasaayu sëñ Touba bokk ci di ci jàmbaar laxasaayu ñëw ginniñu ci loolu woote jàmm wante def loo xam ne tamit damay wax ne toujours ay stratégie maanaam doxinam wala doxinam ci wàllu diine moo tax damay wax ne bi muy wax tajdid damay wax ne tajdid yooyu ay système la système bi mu fekkoon àdduna mu nekk ko muy jamonoom muy nekk Mbàkke Kajoor 81 82 ba 83 bi muy nekkee ginnaaw Mamoor Anta Sali système yooyu mu changé woon wax ne jàngaleetul mais jàngaleetul li ñu ci jublu pour ñun mooy système ba la waroon a changé parce que bu ñu demee ba boroom xam-xam mën a tëb di rey nit boroom xam-xam mën a tëb nit ku gëm yàlla nga ne ko gëmoo yàlla boroom xam-xam jàpp ne xam-xam la yor ba noppi te ku yëngu mu ne la sawara nga jëm ndax ku takfiir nit sëñ Touba ñëw jël ngëm def ko ci doomu aadama def ko ci te nu ñu naka la nit di defee ngëm ci doomu aadama mooy li may wax rek mooy façon bindinam noonu la moom ni muy pédagogie dafa nekk pédagogue bu am solo ndax lépp lu mu bëgg ci boromam bu la ci orienté war na ko tamit dalay ñaan yàlla loola yàlla def ko ci kooka bu ko defee day yomb lool moo tax nag ñun ñu am sensu ànd ak moom nekk fii ci dëkk yi muy dëkk yu jafe nu ñëw fi ak sunu culture ñëw fi ak sunu aada ñëw fi ak sunu xëy na ñàkk sunu man-man fekk fi sa ñoo xam ne mënoon nañ noo xeeb ci lu bari wala ñu xeeb nu ci sunu diine wala ñu xeeb nu ci sunu am-am kon dafa mel ne yéen nekk gi nga fi nekk missionnaire la mu tombe nag ak jamono boo xam ne dafa jamono boo xam ne l'islam dañ nu ko ñàngalal dañ nu ko ñaawalal ba nun sax foo ci jox nekkub jullit sax da ngay xaw a sëgg yéen ngeen ñëw barab boo xam ne yéen a ngi fi tumuraanke fi ngeen wëlbati ko feeñal ko fi kon da ngeen xam ne fi mu ne moomatu leen seen bopp damay wax ni fii wut alal indiwu leen fi ndax kuy wut alal doo ko wute nii doo ko wutee am benn bés wala ay fan yoo xam ne da nga koy nekk ci mbir bàyyi sa liggéey bàyyi see soxla nga jóg ngir yàlla kon loolu nga xam ne loolu ngeen def kon loolu dafa mel ne moo tax lii am kon ñu itam ñëw gën fi ñëw nu fi pour di leen wattu ñëw nu fi pour di leen dafay ñëw rek pour di seede boobu nag ñi ngi leen di xamal na ngeen ko téye bu baax nañu fexe ba fi lislaam toll ñi nga xam ne dañoo bokk ci réew mi nekk ay dugg fi ci ay lislaam na ngeen fexe ba bun gis ci nun loo xam ne dana tax loolee soppeeku ci ñoom ñi nga xam ne sax nekkuñu sax ci lislaam te nekk fii buñ nu yab ci lislaam niñ yabe ñeneen ñi ndax am na ñoo xam ne ñoo nu ëpp alal am nañu ay milliards yu dul jeex ci ay dollars ak i pétrole lu ne am nañ ko waaye tey defaluñu lislaam dara coow lu dul jeex rek ñi nga xam ne sax ñooy dimbale ñi ñàkk ñi sax far mooy ñi jàpp ne duñu ay jullit kon fii nu toll nañ jël suñu responsabilité bi mooy xam ne lislaam yàlla moo nu ko jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu am sëñ Touba
kenn ku ci nekk ci nun dafa war a jàpp ne moo ko war a jëme ca kanam te lii ngeen def moo koy jëme ca kanam kon lépp lu nu amoon nañ ko gën a góorgóorlu na ngeen gën a góorgóorlu ànd nekk benn bu leen dara boole muy ñi fi nekk di ay tijaan wala murit wala laayeen wala xaadir sëñ Touba xamul loolu may wax ne sëñ Touba bu ko kenn xulool bu ko kenn xeexal bu ko kenn dàqal nit bu ko kenn wone boo xam ne tamit ku la gis bañ la bu ko defee bu boobaa day bañaale sëñ Touba sax te fekkee yow la gis kuy wone lu baax loo bëgg loo fonk da nga koy wonin woo fonk waaye boo neen nit dara fonk nga ko ba noppi te ku la gis bañ loola defe naa ne ab noonu mënul weesu loolu kon na ngeen fonkaat seen bopp na ngeen am seen dignité bu leen jël yëfi jàmbur wax nañ ne tamit ne réew mi ngi tàmbali di soppeeku xale yi nga tàmbali di jaay ay drogue xale yi nga tàmbali di dugg ci lu bari ndax danañ dem ci kestoraay danañ dem ci te liñ fi respecté Sénégal nanu fexe ba xam leen ne lépp lu fi am ci lu ñaaw buñ ko dee wax nun ñii ñoo ci jiitu nun ñii fi nekk ngeen jël teg nu ci siis yi ñu toog te damay wax ne lii ñu def nun sëriñ dama ne responsabilité la du pouvoir du prestige du loo xam ne nit ki da nga koy fonk yëkkati ko rek mu toog déedéet mais responsabilité ab yan la kooku nag lay tax nit ki nga defal ko loola mu mën caa am ndam mooy fuñ ko gisee mën a xam ne responsabilité boobee mu yenu am na ca lu mu ca def kon nag xale yi na ngeen topp mag ñi te bañ a yàkkamti ndax lu bari mi ngi soppeeku crise du alal kirisub alal man loolu mosu fee jóg ba àddina sosoo ba léegi fu nit ma sa toll saa bu demee ba gis boppam yàlla dana ko won leneen loolu rek la te loolu nag kon buñ tax ñu jël suñu ay valeur buñ tax nu def lu bon buñ tax nu wax ko buñ tax nu juboo di ko suñu diggante bu nu jaay lu araam bu nu sàcc bu nu jël yëfi jàmbur bu nu kenn def lu bon ndax loolu yàlla moo na ko tere parce que mooy tax nit ki ndax loolu mooy tax nit nekk nit kon nag bu xale yi na ngeen góorgóorlu te tàmbali nañ koo jàmbat tàmbali nañoo jàmbat wane ñi ngi fi jaay ay drogue ñi ngi fi dugg ci luñ ci war a dugg te loolu kenn xamu ko woon ci Sénégal lañ fa xam mooy lu metti nga dem wuti ñàkk jaay sa doole doylu moo ëpp soole nga am ay milliards yu bari na ñoo am lu dul jeex duñu lekk duñu naan duñu nelaw ndax bëgg lu yokk kon nag nun ñi nga xam ne su lu baax jógee ñu bàyyi sunu liggéey bàyyi sunu lépp bàyyi bis yoo xam ne mënoon nañ koo jaay jóge ay kaar dëpp jóge fu sori bàyyi sunu lépp ngir yàlla rek loolu dafa ëpp lu ne ci àdduna ku am loolu ngir yàlla nga xam ne yaa ngi bàyyi sa ëllëg te jóge am réew kum réew bàyyi sa àdduna bàyyi sa àdduna di bàyyi xel àllaaxira defe naa ne valeur yooyu ku ko yàlla jox war nga ko téye bu baax kon xale yi bu leen jàkkamti na ngeen topp mag ñi dugg ci daayira du ca génne lu ñuy dajale rek ab xaalis bu ñuy joxe déedéet daayira mooy taawun ala taati lay war a soli ala taawun wal bir ala birri wa taqwa loolu mooy baatu moom day firi kon na ngeen gën a góorgóorlu bu baax xale yi fi nekkit di ay ndaw nañ leen gën a dimbali ci njàng mi ndaxte am na solo lool yar leen ci diine ba ëllëg ak si biir luñ fi mën a bàyyi ëllëg mu mën fee des waaye su fekkee dañ leen a bàyyi ci dëkki tubaab yi yaruñu leen ci diine kon it ëllëg lu ngeen fi mën a defit ëllëg bu ngeen fi jógee te kenn du sax fenn bu ngeen fi jógee day daal di am lu ci naax saay kon nañ ko gën a téye bu baax te gën a ànd nekk benn bu kenn bodd kenn bu kenn nekk ci lu mu mënta nekk su ngeen ko defee da ngeen egg foo xam ne ndax lii ngeen fi am kat yombul ndax fu ñu dem ci kilifa yi danañ leen naw googu nag dara warul jar ñu di ko teggi kon loolu moom rek moo tax ñuy sant ñëpp di leen xamal ne sëñ Sidi Mokhtar it ñu ngi koy sant bu baax ndax dama koy nettali démb dama nettali ne xam na ne dañu faa dem di ko nuyu di ko tàggu ba noppi tooga moom lu yàgg waaye baat bu mu wax boo xam ne daf ñu marqué lool ndax daf nañu ñaari yoon la ko wax seen yan bi diis na kooku kuy wax loolu nit kooku doo ko bëmax ndax ku ne xam ne ne bëmax ki koy def sax mën naa am day jot ab loxo la te moom am na loxo bu bëmax nit kon kooku da lay téye kon nag nañu xam ne lii du nguur sëñ Mourtala wutalul woon boppam wutalul woon kenn yàlla la doon wutal sëñ Touba wutalul woon boppam kon nañu xam ne nañu jéem a kenn ku ci nekk fa nga nekk nga xam ne la ngay def liggéey la man ak keneen ñoo ci yem lii dañ ko war a sàmm wane loo xam ne kenn ku ci nekk damay wax ne bëmax ki nga koy def loxo moo koy def te loxo bu koy def day jot ki muy bëmax waaye boo mënta jot bëmax nit ngay gasum pax di gasi di taali sébb
di wuti doj di jal te fekk yoon woowu sax jaaru ca loolu day tardeel nit nañu ànd nekk benn te kenn ku ci nekk la nga nekk ca te jàpp ne yëf yi du giir damay wax ne giiroo maa ngi koy wax barki dem rek ne wax naa ba tey ne giir nit ku yiw ñu sax daawuñu ko nangu bañ nekk ay ndongay daara sax nit ku yiwadi rek a daan giir kay nekk nit ku yiw buñ masaan di giir sax du ca am dara dañ ko naan sax da ngaa ñàkk bopp wala da ngaa ñàkk doole kay yiwadi nag mooy daw rek tibb lépp daw bu ko defee ndax kooku mooy ki nga xam ne dafa xam ne la mu bëgg moom kese moo ko bëgg jariñoo waaye bëgg kenn bëggu ca te la muy giir day jeex waaye koo xam ne li nga yor du jeex koo xam ne tamit loo am da ngaa ko bëgg bokk ñëpp kooku du giiroo kon mbir mi na ñëpp xam ne ay responsable lañu kenn ku ci nekk fa nga nekk nga taxaw jàpp loola xamal na yoon yi fi mu toll jaxasee kërëb jëg yëpp amul solo yéen ñii nag yéen a ci ëpp responsable yéen a ndax lii yéen a ko def sëñ Mourtala bi mu fi ñëw ak li mu doon xalaat lépp bu fekkoonte ne du fekk ñu mel ni yéen du demee nii nun ñi tamit bu ngeen liggéeyul woon ba lii am fi duñ fi ñëw wala buñ fi ñëwee tamit du demee noonu kon na ngeen góorgóorlu te xam ne lépp lu ngeen nekk rek ngeen xam ne loolu mooy yoon wi ñoo ngi ñaanal ñëpp ngeen gën a fonk njàng mi ngeen fonk jàng mi fonk xale yi wax nañ ko fii ñu toll ci njàng mi xam ngeen ko ci université wante wax naa xale yi nga xam ne ñu ngi fiy jàng ba am seen baccalauréat comme am nañu ay accords yu ñu def fii nga xam ne mën nañu suñu étudiants yi nekk fi la ñu di ci indi fii loolu lépp suñ fekkee ay nit fi ay xale yu góorgóorlu bu baax ci ay jikko xam it nag ci seen diine tuuti ci seen diine ndax ñun lu ñu mën a jàng ci àdduna tamit dafa fekk diine ñu jàng ko ba noppi loolu itam na ngeen ci góorgóorlu te xale yi tuuti yi ñu gën leen ci xéer kon képp ku fi ñëw rek yàlla na yàlla faj sa aajo ngeen xam ne sunu xol sedd na ñi ngi ñeen di ñaanal di ñaan yàlla ngeen dellu ci jàmm nu fekke waat ko ba kenn ku ci nekk rek nga fa nga nekk boo fa delloo nga gën a defaruwaat gën a soññaat sa bopp lépp loo gis lu dul noonu nga xam ne loola yow jàpp nga ne yow yaa ko war a faj bu boobaa fi nu toll danañ dem ba lislaam lii ci nekk ci ay jam-jam lii ci nekk ci ñi koy fooyee ak ñii defe nañ ñoo ko moom te yàq ci lu bari bu boobaa nun dana xam ne fa sëñ Tuubaa bëggoon tey mooy fexe ba lislaam nekk ci ñu jubbanti ko ba ku nu gis xam ne boo amee lu bon it am na lu baax te lu baax loolee ñoo war a exemple yooyu kon ñoo ngi gërëm ñëpp di gërëm kilifa yëpp ngeen baal ñu ak asalaamaaleykum